Jafandul tumaya bodi la ñaanal iyo yaay xareru dara piki piki no bin yaay ramatu de kay na wando don warulu tontu Internautes sans limite TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalalaat bu baax a baax seen biir émission 15 minutes sans limite alors tey nag dañu changé un peu de cap dem defi ji li nga xamante ni moom moo di spécial Noël ci ki nga xamante ni moom moo di Guigui Sarr Guigui nag ku ko xam-xam ni c'est une croyante boo xamante ni dafa gëm lool macha allah ñu ni nag dañuy daal di sol suñu daal dem seeti ko këram rek xool ni nga xamante ni noonu lay dundee Noël bi ginnaaw bi nga xamante ni ñu bëri tey mënuñu koo féetee comme nañ ko daan féetee ndax feebar bi nga xamante ni moom moo ñu ñëw gane si mu mel ni rek am na ñoo xamante ni mer nañ ci am na ñoo xamante ni tamit seen yaakaar tas na ndax maa ngi toog ak moom sànq mu ni Noël bu mel nii musuma koo dund sama biir àdduna di profité waale ci occasion bi tamit du souhaiter suñu mbokku chrétiens yëpp un joyeux Noël fête bu ànd ak naataange ak xéewal sutura ak li nga xamante ni moom moo di wér gi yaram waaye balaa ñuy defaat leneen rek dañuy tàllal suñu micro suñu gan gi nga xamante ni moom lañ seet si tey ci spécial Noël bi muy Guigui Sarr daati koy bàyyi rek mu nuyoog internet sans limite TV yi nga xamante ni ñu ngi koy seetaan Guigui ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la dalal bu baax a baax ci sans limite TV. maa ngi leen di fay bu baax waa sans limite di kontaan trop ci seet si bi ngeen ma seet si tey ñu war a fêter Noël donc di nuyu sama fan yëpp surtout ñi nekk diaspora xam ne ñoom vraiment mënuñu assister ci sama benn événement fii au Sénégal mais ñu ngi may suivre di ma encourager loolu ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui marque la naissance du Christ ñu ñëw fekk la nga macha allah nga def sa dressage bu am solo di fas yéene dalal say gan mu mel ni rek day wane ni àdduna fi ñu nekk nii fi nga xamante ni moom moo di réewu Sénégal ñun jullit yeeg chrétiens yi ñoo bokk ndey ak baay ndaxte ku gis lii rek xam ni fii ku fiy ñëw tey jullit ak chrétien ñëpp a fiy bokk nekk lekk naan kaf foo ak ree loolu la Guigui daal ci woote tey. lan nga ñuy wax ci bés bi. waaw bés bi nag damay rendre grâce à Dieu vraiment di delloo ñukkal ñi nga xamante ne ñooy samay waajur muy sama papa yal na ko yàlla yërëm di sama yaay parce que lépp moom la man sama yaay daf ñu yaree en famille ñun ñu ci bëri kenn dëkku fi mais bu fekk jotee du ñuy ñëw maison familiale bi féete amul benn fête boo xamante ne nit toog na këram féete ko donc loolu sama yaay moo ko liggéey may kontaan ci loolu di sensibiliser waaye la nit ñi ne il faut qu'il essaie de vivre en famille parce que Afrique ñun loolu la ñu xam donc aujourd'hui c'est le 25 décembre comme ni nga ko waxee c'est la naissance de Jésus-Christ ki nga xamante ne tey moo tax Guigui nekk catholique ay waajuram nekk catholique ak béppam catholique monde entier bi parce que nekk na nit koo xamante ne prophète laay wax sax parce que prophète c'est au-delà de l'être humain mooy ñoo xamante ne yàlla jox na leen lu mu joxul nit ñoo xamante ne bu ñu waxee c'est au nom de Dieu donc Jésus nag nekk koo xamante ne dafa fort ci man à chaque fois ñi ma xam dëgg dañu may naan yow xam nañ ne boo fekkee woon temps Jésus disciples yi nekk góor 12 disciples yëpp yow yaay nekk 13e bi yow yaay nekk seen jigéen tellement que voilà dañuy gis Guigui nii rek folklorique et tout happy c'est normal mais spirituellement quand je prie à chaque fois damay naan est-ce que man duma dem sax nekk ji une vraie religieuse c'est-à-dire dëddu lépp quoi jël sama vie rek jox ko ci yàlla bien vrai que maa ngi prière maa ngi dem messe maa ngi def lu baax mais parfois quand je prie damay ne lii rek mooy dëgg parce que li may yëg sumay prière du ma ko yëg ci dara donc ça veut dire que ne yàlla moo njëkk te moo mujj. rek moo wóor. ayca tey jii nii ñu gis la bi nga xamante ni jël nañu ay décision maanaam ay dogal ginnaaw bi nga xamante ni Sénégal dafay traverser deuxième vague li nga xamante ni moom moo di coronavirus muy tombé ak li nga xamante ni moom moo di seen fête bu mag bi Noël ñu gis la nga daal di yëkkati ay kàddu maanaam def benn cri de cœur ñu partagé ko ci réseaux sociaux yi ngay wane mer ak futu ak li nga xamante ni moom la nguur gi daal di jël teg ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan wi pour rek gën a mën a éviter feebar boobu ana tey lan la Guigui di ñaaxaat askan wi. voilà man damay wax tout le temps donc foog naa ne kenn mësuma woon gis sax mu mel noonu mais man comme ni ma la wax rek ni ma mel ci religion dafa graaw je suis une fervente je suis une vraie fervente
mooy sama religion jaral na ma jixaat sama religion daf ma jaral lu ne sama religion jar na ma martyriser wu pour vraiment défendre sama cause donc benn événement boo xamante ne la am na comme ni may wax coronavirus pandémie boo xamante ne ça touche le monde donc ñëpp kay daw ñëpp kay moytu parce que day reye te instant yi kenn xamul lii moo ko war a faj dañ koy tâtonner ba ñu ngi waaj a génne benn vaccin ba génn na sax ñi ngi xool nu ñuy def pour tester ko donc feebar bu am la mais coïncidence la ñuy wax xaw ma hasard à chaque fois que buy tombé suñu fête rek damay gis ne ñi commencé couvre-feu bañ di nangu lii bañ di nangu lii mu doon loo xamante ne lu ma métti la parce que ñun amuñu lu dul suñu fête comme ni ma waxee communier en famille amuñu lu dul dem messe xam ne duñu am benn réticence parce que ku xam religion catholique xam ne ñun on est trop câlin des bisous par-ci nuyonte dem seeti si ay fête ay communion confirmation donc année bi yëpp presque on n'a pas eu la chance de faire les fêtes convenablement à chaque fois il y a quelque chose qui dérange mooy taxaw seetlu daal comme ni ñu koy waxee rek dama ko seetlu donc bi li amee nag juste à l'approche des fêtes ma ne mënoon nañu sax ruus parce que tamit ñun bokk nañ ci minorité Sénégal ñun du sax ñoo ci bokk mais ñun kese la booy xool parce que Sénégal pays laïque boo xamante ne la religion musulmane ak christianisme rek la d'accord donc ñun ñoo ci gën a tuuti on n'est que 4% mala ay 5%. donc boo nekkee ci dëkk boo xamante ne da nga war a cëral kenn ki gën a néew da nga ko war a cëral man j'aurais aimé su ma nekkoon tey à la place du ministre de l'Intérieur damay ne feeti léegi à l'exception le 24 et le 25 pour permettre à nos frères et sœurs parents catholiques de fêter convenablement leur fête loolu billaay bu ko defoon catholiques yi dañ koy gën a jàpp te affaire yi dina gën a neex te ba pare dinañu sax moytu parce que ku xam catholique xam ne ñun dañoo yaru ñëpp a yaru sax musulman catholique ñun ñëpp a yaru mais en général nit bu yaroo sax da ngay naan yaru catholique la am boo bëggee sa doom jàng comme ni ñu koy waxee da nga koy ne dugal ko privé catholique parce que ñun dañoo am benn certaine rigueur boo xamante ne duñu bàyyi mu jàll mais mu demee noonu loolu rek moo taxoon ma def cri de cœur boobu mais maa ngi sensibiliser sama mbokk yi ñu respecter gestes barrières yi def port de masque moytu parce que feebar baa ngi fii te feebar bi dafa bouleverser monde entier bi bu ñu xoolee ba feebar bi gën a dugg Sénégal ak Sénégal économiquement parlant on est vraiment au bas de l'échelle donc day gën a métti. effectivement day gën a métti ñu gis récemment le 23 bi nii passé yenn ci sa mbokk artistes yi daati amaloon ab sitting fële nga xamante ni moom moo di place de l'Obélisque di ñaxtu ñoom tamit di défendre li nga xamante ni moom moo di seen cause maanaam que ni artistes yi nekkul ñoom ñoo fi indi li nga xamante ni moom moo di coronavirus bi nañ leen bàyyi ñu tëgg nañ leen bàyyi ñu woy li nga xamante ni moom moo di seeni soirée ba ci seeni programme parce que tey jii nii buñ leen ko tere rek xañ na tere nañ leen lu bëri ma am ci ab waxtaan ak benn woykat di ko expliquer est-ce que lii nii ngeen di def solution la est-ce que lii nii dina am suivi le fait que ma ko doon laaj loolu bokkoon na ci maanaam tey bu ngeen demee ba def marche bi recevoir wuñ leen wala ñu recevoir leen jox leen li nga xamante ni moom moo di xaalis da ngeen daal di noppiwaat toog ku nekk jàpp sa coin te xaalis boobu ñu leen di jox mënu leen fajal seen soxla parce que ku xool musicien li nga xamante ni moom lay dundee xam ni gouvernement wala état mënu ko resal ci benn somme boo xamante ni moom la koy jox donc kon tey jii ni défendre seen cause bokk na ci li nga xamante ni ñu bàyyi leen ngeen di tëgg seen soirée mais à chaque fois dañuy gis rek yenn xeex yooyu noonu du am benn yoon suivi gi lan moo nekkoon sa xalaat ci loolu nga xamante ni say mbokk woykat jug nañ def ko récemment. waaw sama mbokk woykat ak man mii sax ci laa bokk parce que maa ngi woon foofu donc mu nekk loo xamante ne xeex bi ñu ñëpp ñoo ko war a ànd nekk benn mais foog naa xeex bi warul commencer bu problème amee rek donc ñun dañoo war a booloo nekk benn li tax mënuñu nekk benn mooy ku nekk yaa ngi xëccu maa mën mala maa gën a ëpp buzz bañ na ko bi nit booy wax ak moom dama bëgg a def ay featuring sax da ngay gis ay nit na ko ne dafa bëgg a jël sa buzz te c'est pas ça la musique c'est ça c'est quelque chose boo xamante ne ça doit être benn partage boo xamante ne merci beaucoup ñëpp a koy jot parce que elle est universelle affaire de tere tëgg bi sax foog naa moo gën a tuuti parce que man ministère de la culture waroon na recenser artistes yi nga xamante ne vraiment
parce que ñëpp ay artistes lañu mais am na ay artistes yoo xamante ne li ñu entamé ci 2020 bi sama genre yi financé sa album depuis 2018 nga ciy liggéey def ci ay millions waroon génnee sa album ba ñëpp xam ne Sénégal ñëpp xam ne génne naroon naa génnee sama album defoon publicité bi et tout le 18 mars laa ko woon génnee mënuma ko woon génne ndax coronavirus bi sama genre yi am na tam keneen ku mel noonu ku waroon génnee peut-être albumum mais ñooñu ñëpp waroon nañ leen woo xool sa yow li nga dépensé ñi xam ne kii kat lii mooy liggéeyam lii mooy gagne-pain la pour bëggal askan bi la pour bëggal monde bi la pour représenter Sénégal partout dans le monde ñi woo la xool benn indemnisation boo xamante ne jox nañ la ko même bu fekkul 100% li nga dépensé ñu jël benn 80% wala 50% là lépp lu ñu wax di nga ci mën a ànd mais jàppale wuñ la xooluñu la diggante wuñ la faale wuñ la jékki-jékki ñëw na la doo soirée man décembre bi j'avais tellement de soirée ba affiche yi génnoon na mais dafa mujjee nul da ngay gis samay fan yi sax ñoom dañ may sax yërëm ndeysaan nañu ma ne non c'est la vie comme yaa ngi wax maa ngi wax rek sant yàlla donc mu nekk affaire boo xamante ne lu métti la ñu koy dund mais solution bi rek mooy ñun waruñu xaar ba problème ñëw ñu war a jàpp dañoo war a jàpp rek jàppoo te yàllaa tax parce que musique dafa nekk loo xamante ne c'est angélique musique boo ci amul xol bu rafet boo ci soxla di ci iñaan du dem xaalis bi ñuy jox démb maa ngi seetaan télé am na ku wax lu intéressant nee na xaalis bi milliards yi rek la mais du mot sax bu ñu séddoo du ñu am sax ku nekk 100 000 wala 50 000 donc loolu lan la ñu mënal. boo xamante ne yow yaa ngi woon dem ay tournée instant yi woo foon fekk benn artiste man gëj naa passé décembre Sénégal damay jouer lu bëri Europe Paris fu nekk donc lii ñëw am mënuñu sax minuit rek ñu ne dañuy tëj saal yi ban soirée moo fi commencé fii 18h jeex minuit amul les soirées commencent à partir de 1h 2h du matin te salle bu gën a mag fii Sénégal salle ay boîte de nuit deful 500 personnes alors que tu vois des événements de plus de 1000 personnes alors le problème est où nañu respecté jox ñu suñu cër xam ne ñun ay doomu aadama lañu te artiste Sénégal rek ngay gis artiste joxuñu ko cër bu mu yellool man damay voyager parfois mës naa di voyager mooy moment bi Air France doon grève donc dañ doon limiter seen vol yi ma ñëw ñi waroon a dem le premier ñoom ñooy dem le 2 ma ñëw mais ma ne waa ji dama am concert te effectivement dama amoon concert fii Sénégal waa ji ne ma concert lan nga artiste ma ne ko wax mu wax ma surtout xam nga rek tubaab dafa gaaw ci saa si mu tapé Google gis ma rek gis ni waa ji moo ma escorté ba vol bi ku wax mu ne c'est une artiste ba vol bi ma ne comme ñun da nekk ñu def fii da ngeen ne artiste la waaye yéen ku leen fa am jéenam artiste wu lan tu vois donc tant que joxuñu ñu suñu cër ñun duñu mën a am cër bi ñu soxla mais nit ki nag da ngay xam sa bopp gëm sa bopp xam yow yaay kan yàlla baax na. lu am solo la xam sa bopp gëm sa bopp waaye ba tey rek foofu la ñuy jaaree wax nga ko sànq ci say biir wax muy album bi nga xamante ni génne nga ko mi ngi cartonné bu baax a baax tamit amaana sax na mu waroon cartonné wu ko ndax feebar bi nga xamante ni moom moo ñu gën si dañuy daati dugg tuuti rek ci biir album bi parce que dañuy gis ki nga xamante ni moom moo di Guigui day def tout son possible pour rek satisfaire ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay fansam day indi album boo xamante ni day riche trop ak ay mélodie ak ay son accompagné ak ay vidéo clip yoo xamante ni day taaru lool macha allah mais Guigui ñu bëggoon xam booy def say production ñan ak ñan nga ciy àndal parce que gisuñu la nga nekk ci label benn yoon. effectivement waaw man moom autoproduction laay def mu nekk lu métti nag nekk lu métti trop parce que fonds propre dafa métti. du sponsor du jàppale boo xamante ne wax na ci mais comme ni ma la ko waxee dañ ne da ngay gëm sa bopp parce que bi ma ciy dugg xam naa li ma ci doon xaar te gëm naa ne à chaque fois la ñuy wax rek ku ñàkk da ngay jëriñu aw ma sponsor aw ma label donc label yi ma jotoon a contacter mënuñu ma apporter loo xamante ne man mënalu ma ko sama bopp donc j'ai préféré vraiment ma ne xaar ma demal sama bopp parce que label dafa am nu muy taxawoo man normalement su ma label yoroon tey lenn rek moo ma war tey lenn rek moo ma war mooy kaay wëy sama yoon ci clip ñaata lañ koy fay sama yoon ci lu may sol sama yoon ci émission man daal dañ may ne rek kaay wëy mais man muy studio muy clip muy su may concert sax maay loué sama yëpp lépp teg muy show muy soirée lépp maa koy organiser moo tax ci ginnaaw bi ma formé sama agence bi di G+ ma labelliser ko
di defaale ay production loo xamante ne maa ngi nànk-nànk mais comme ni nga waxee feebar bi moo tax yëpp arrêté mais dama amoon ay artistes yu nekk sama ginnaaw yoo xamante ne bëggoon naa leen produire aussi ku ci mel ni Oumou Sow maa ngi koy préparé benn maxi boo xamante ne incha allah bientôt rek dina génn ak ñeneen yaa Socé VIP y a beaucoup plein de jeunes yoo xamante ne ci li ma mën laay jéem pour jàppale leen mais vraiment Sénégal est-ce que am na sax label bu am doole bu mën a jàppale artiste c'est ça ma question. acca ñu gis que ni Guigui dafa génne album tuddee ko li nga xamante ni moom moo di Esprit daa ci composé ak 11 titres mu jël li nga xamante ni moom moo di 5e titre bi yëngatul daa ci koy def vidéo baaxee ko ñi nga xamante ni fans yi la nga dëgmaloon ay programme yu bari yaa ngi ci doon wax sax ak man mais mu mel ni mujjewul antu naka nga dundee situation boobu. waa xanaa sant yàlla rek à chaque fois la may wax rek xam nga waxtaan bi ñu nekk nii sax dafa neex parce que am na ñoo xamante ne bëgg nañ ko mënuñu ko am moo tax man à chaque fois damay sant yàlla bu baax a baax donc album bi muy Esprit nekk album 11 titres nekk innovation de taille parce que dama ko def sur clé USB en même temps aussi lu musul am ak Guigui mooy streaming bi parce que sama premier album comprendre ma woon di xew parce que dama fi ñëw yàggul tuuti rek ma génnee album en 2016 donc comprendre ma woon au fur et à mesure ngay dem di gën a dem ci la affaire yi di gën a yokku donc ma dajeek benn waaye bu ñu wax Freddy France donc moo ma ci jàppale ba dañ koy dugal di koy streaming donc yëngatul bi dama préparé woon benn tournée ci salle de sport yi parce que booy xool yëngatul remix Ciara Level Up la mu nekk son boo xamante ne pour sensibiliser les gens vraiment à faire du sport muy xale jigéen góor lépp loo xamante képp koo xamante ne rek nit nga rek pour man da nga war di yëngatu donc ma def ko pour sensibiliser leen ñi prévoir woon ak sama équipe ak sama staff dem ci salle sport yi may leen ay t-shirt ay dons yoo xamante ne ay kits sportifs yoo xamante ne dañ koy soxla mais après donc bi ñu teree li rassemblement et tout lépp daanu on avait aussi prévu tourner si sous région bi mais voilà corona bi li mu yàq daal bëri na mais sant yàlla parce que man album bi sax ñu bëri dañ mën a wax ne bàyyil ma ne non parce que mën naa ko bàyyi man suba ma xëy dee donc voilà vaut mieux ma dund lu ma fekkee. Guigui ñu ràññee la aussi ci li nga xamante ni moom moo di wàllum sensibilisation parce que ku xam Guigui ku nekk rek xam ko ni dafay xar tànk tubéyam ci li nga xamante ni moom moo di sensibiliser mbokku jigéenam yi nga xamante ni dañuy am cancer du sein bokk na ci cancer de col de l'utérus chaque année ñu gis la nga ciy def ay jéego ak ay démarches yu am solo est-ce que loolu noonu tey am na ñoo xamante ni ñu ngi la ciy jàppale bu baax a baax. voilà donc j'avoue que ne nag bi ma dooree commencé. J'avais sollicité le ministère de la santé mais li ma doon xaar si ñoom ñëwul parce que dama koy wax à chaque fois kuy sensibiliser cancer du sein ak cancer du col de l'utérus nga koy jox ay eau de javel ay mada ak omo lan la koy doyee man sensibiliser wu ma paludisme te autant y avait pas corona donc mu nekk loo xamante ni foog naa ne réew mi wax nañ ci jóg. parce que ministère de la santé dañoo am li nga xamante ne mooy cellule sociale ñoom ci boppam ñoo waroon a def ay sensibilisation. buñ ko deful artiste ñëw def innovation créer def benn festival bu ñu woowee Grand Yoff jot na show muy festival médico-culturel boo xamante ne je joins l'utile à l'agréable c'est-à-dire faire des dépistages des consultations gratuites et autres en même temps def concert def sabar def soirée culturelle donc ministère de la santé ma seeti leen ñu def ay réunion yu bëri ak sama staff et tout mais au finish ku ci nekk di daw sa responsabilité kii moo war a def kii moo war a def sauf que j'ai eu l'accompagnement de PENA jàppale woon na ma joxoon na ma ay garab voilà mu nekk loo xamante ne aussi ma leen di remercier au passage mais ministère de la santé taxawaay bi mu waroon taxawaay defu ko voilà donc mu nekk loo xamante ne aussi lu ma métti la parce que doo nekk dëkk boo xamante ne nekk jeune nekk artiste donc nekk xale bu ndaw ñëw def loo xamante ne kenn defu ko vraiment parce que man yàgguma ci milieu bi mais ñëw naa xool naa fan mooy métti Sénégal ma jël ci sama kéemtalaay kàttan di ci def sama doole di ci def sama alal di ci def sama lépp te ñi nga xamante ne ñoo ci waroon a jàpp accompagner la defuñu ko loolu dafa métti mais sant yàlla ndax yi di ñëw mooy dàkk parce que on a prévu de décentraliser ça au niveau des régions parce que da ngay gis jour dépistage bi ku nekk fu ne ngay jóge di ñëw fii sama kër yaay dañ fiy fanaan sax dañuy laajte ba xam fii te sama yaay moom mu nekk yaay ju baax aussi di jënd ay matelas tegal leen ñi fanaan au jour dépistage bi donc si dépistage kese nit di jóge région ba région nga war a xam ne
Sénégal am na fuy métti fu baax fu raw sax coronavirus donc gars yi nañu jàpp ci santé bi nañ jàpp ci éducation bi foog naa foofu la wax ji nekk daal que xëccoo bi ngaayoo bi def na lii ay magum jëmm ngay toog ñi lay jiiñ loolu dafa métti alors que nga war a defal sa dëkk nañu xalaat suba daal xalaat seen dëkk parce que man à chaque fois damay naan États-Unis seen vision daf ma neex ak seen priorité c'est la patrie d'abord c'est la nation d'abord mais alors que ici tu vois des gens c'est moi d'abord c'est ma famille d'abord nañu jéem a def parce que man li may def ci nit ñi mënoon naa ko def sama bopp parce que xale bu ndaw laa toll ci wut nag awma dara nag mais maa ngi sant yàlla donc su ma amee séddoog nit ñi asatuma ak milliardaires yi nekk fi nit di def te mënoo si ñëw dugal sa loxo. macha allah Aïcha ñu daal di dugal question internet yi ginnaaw ñoom heure bu may dem ci. faa ma dugal question internet xam nga internet yi ñoom tamit dañ ci am seen wàllu quoi parce que ñoom la ñuy liggéeyal tamit xam nga li ñuy def nii. exactement noonu la fa demee nag xam nga dañ ko gis ci snap bi moo tax donc du coup faa ma laajal leen seen laaj yi nga xamante ni moom la ñuy laaj dañuy ñëw ci côté internet yi ñoo ma yóbbante parce que ñoom ñoo ñu fi tax a toog su duloon ñoom duñ fi toog am déet. voilà ay te ñu bëggal leen tuuti ñenn ci ñu bëri di laajte pourquoi Guigui aime tout le temps se mettre sexy lan moo tax muy sol lu sexy waaw gëj ngaa sexy tey moom dañ laa fekk nga non tey moom à la sénégalaise nga def moom. tey moom à la sénégalaise nga def tey moom amul yooyu noonu amul yuy déborder amul sexy amul exhibé amul dara. non man nag kaay ma wax le nag man je suis comme ça nag xam nga man sexy bi yëpp si clip la voilà sexy bi yëpp si clip la mais man en général je suis pas sexy. nee na da nga xaw a bandi quoi Guigui pour mu jaay clipam faaw mu dem non dañ ko remarqué ci yenn ci say produit dañ ko remarqué parce que Guigui balaa muy def sorti li nga xamante ni moom moo di clipam force dina am ay photo yoo xamante ni ñoom ñooy fuité soit ñu gis ci position yoo xamante ni day xaw a doy waar wala ñu gis ci loo xamante ni day xaw a jaaxal askan wi tuuti quoi après mu daal di def buzz ba nga xamante ni clip bi bu génnee ñëpp dañuy yàkkamti rek dem seeti ko xool li nga xamante ni moom la Guigui doon def foofu. waaw xam nga sama yëngatul bi li ma ci sol vraiment tenue sport rek laa ci sol man nag honnêtement nag j'étais sexy nag mais léegi xam nga ni ñu ne xar day weesu mu tey waaw si bien sûr non j'étais très sexy sax man xam na waaw temps yooyu nag maa ngi doogoon ñëw xam nga rek boo ñëwee dëkk boo xamante ne aussi tamit da nga bëgg ne maa ngi ni te temps yooyu sama forme yi ma amoon tamit dafa àndoon ak loolu parce que j'étais pas mince mais bon tool ma woon nii daal waaw temps yi nag damaa bàyyeeku xam nga temps dama xaw a bàyyi xaw a jéege tuuti waaw dama moo tax nag ma yëngatu moo tax ma yëngu nag voilà mais sinon man booy dox sax si mbedd dajeek man sax doo ma xàmmee donc boo nee Guigui dañuy naan ban Guigui mel na Guigui parce que je suis tellement cool calme ni nga ma gis ni noonu laa mel donc même télé kenn mësuma invité télé xam kenn mësuma invité télé ne ma li nga sol dañ may naan say clip donc ça veut dire que ne foofu rek laay melee noonu voilà. mais Guigui tey jii nii loolu du la xaw a nu mu ko tuddee tee sax du la xaw a yàqal tuuti parce que tey dafa am kilifa yoo xamante ni ñi ngi sa ginnaaw am kilifa yi loolu rek lañu bëgg. kilifa yi nga xamante ni dañuy xaar albumu Guigui jënd ci 500 wala 1000 wala 2000 et quelque. xam nga man kilifa yi ma xam yëpp ay intellectuels lañu donc ñoom xam nañ lan mooy jaay ak lan mooy artiste parce que dañ ma xam en fait. Ce sont des gens vraiment qui me connaissent et dañuy toog di waxtaan xam nañ kan mooy Guigui xam nañ sama personnalité xam nañ sama lépp donc ñoom bu dara génne dañuy reetaan rek xam nga dañuy kontaan donc pour te dire que am na fii benn autorité boo xamante ne ku mag a mag bokk na ci gën a mag Sénégal moom daal daf ma bëgg voilà à chaque fois saa yu ma génnee dara daf ma comprendre daal day reetaan comprendre ma xam nga ba pare di ma jàppale bu baax tamit aussi donc bëggul kenn wax turam mais borom enveloppe yi borom yëngatul ak bombal kontaan naa ci yow. internet yi dinañ mentionné turam ci suuf internet Sans Limites TV yi dinañ mentionné turam ci suuf waa toogal foofu waa baax na toogal foofu. waa baax na Aïcha Guigui beneen ba tey rek question internet yi la à quand le mariage. maa ngi tàllal sama loxo ne gars yi may seetaan ma ñëpp ñaanal parce que moom rek laa bëgg donc bu jotee rek day yomb.
bu jotee day yomb wante gars yi nee na li nga laaj moo bari woon de li nga laajoon ni moom ngay laaj bi millions yi taxar naa see ci dëkk bi Guigui moom ay 600 500 yooyu noonu la laajte. non loolu avant sax affaire yi di am noonu yëpp man ku ma wax dama leen naan soo mënee jënd radiothérapie parce que dama nekk ci cause boo xamante ne dama koy dund li tax ma koy dund mooy je suis très proche des malades xam li ñuy dund xam seen famille li ñuy dund mu nekk lu métti donc Sénégal instant yi district boo dem waroon na am benn radiothérapie man xam naa ne Sénégal am nañu capacité jënd ko mais li tax duñ ko def c'est ça mon problème. léegi nag bi may def interview bi kooku di ma laaj tey sa warugal ma ne ko lu ñëw baax na mu ne ma waxal rek ma xalaat ne loolu yàgg naa ko wax ak ñi may àndal waa Liska sama maman Fatma ñoom Mansour maa ngi leen di remercier ñoom itamit waa association quoi Ligue contre les cancers donc mu nekk ñoo xamante ne ñu baax lañu donc à chaque fois suñuy waxtaan ma ne leen man de mère bi daf may ñaanal ak jëkkër ma ne ko bu indi radiothérapie rek ma sëyal ko moo tax bi ñu may laaj ci interview bi ma wax loolu gars yi di daw ñëpp daw mais gars yi nag maa waxoon waxeet waaw parce que 600 millions yaa ngi may bëgg a tàddeel dëgg du neex. kon sérieusement daf la indil problème parce que am na ñu bëri ñoo xam ne dañoo dégg 600 yi rek daw non parce que ñu bëri ñu ngi doon wax naan non Guigui mii dafa fuuy Guigui xamul boppam muy laaj 600 millions Guigui nan la fi mel bay laaj 600 millions et tout ça alors que les gens ne comprennent pas que yow fi nga doon waxee 600 millions yi. waa Guigui nan la fi mel nag damaa baax yaatu bëgg nit di def lu baax rafet nag jongoma lool nag macha allah jàng. ay mën a wëy waaw toj Sénégal nag waaw. tuuti simplicité waaye. modeste à part li ñuy wax modeste à part mais la modestie c'est pour les faibles sax comprendre nga donc man xam naa sama bopp sama yaay def ci man xaalis bu bëri sama papa def ci man xaalis bu bëri sax pour ma mel tey ni ma mel ni ma sant yàlla lu ko ëpp sax 600 man ay milliards sax. wax dëgg parce que dañuy faral di wax naan jigéen dara jomb ko loo ko defal lu nekk rek elle le mérite. yow boo amoon ay milliards di nga ko jox koo bëgg. voilà c'est l'amour qui compte voilà bëgg moom mooy def loo nit lu ne waaye nag maa waxoon Abdou. waxeet fii laa ko waxee ci sans limite parce que koo wax mu ne Guigui bëgg naa waaye 600 millions xam nga am na ko ma doom jéem a laami sool tuuti noonu sax mais bu déggee 600 millions yi dafa woo ki ñu présenté ni ki daf may teg gàcce ndax man 10 laa na woon indi. léegi xam nga lan ngay wax danga naan leen damay kaf ak yéen. non su ñëwee nag baax na de. su ñëwee baax na de. 600 yi daal bu ñëwee xam nga 600 yi tamit dama bëgg jënd radiothérapie nag dëgg du neex bëgg naa ko mais mën na am sax ku may seetaan koo xamante ne bëggul sax sa yëg mën naa. vraiment soo amee 600 millions nga ñëw ñii dem jëndi radiothérapie jox ko malade du cancer yi waaw mooy sama combat mais en matière de mariage moom vraiment man j'ai pas de problème non. lan mooy sa type d'homme maanaam ban genre góor. ku baax rek kuy wax dëgg waaw man kuy wax dëgg rek da nga baax man awma problème awma j'ai pas de problème. amoo choix ñuul ñaaw xees. xeereer non séeréer pël joolaa tukulóor. yow doo gis nit nopp musculé wala yooyu noonu. waaw parce que si ñuy dugg saal. parce que si yëngatul bi xam nga dama fa wane benn góor bu musclé am sama xarit yu xaw a sew yi noonu dama ne Guigui bëgg na la trop waaye yow bëggoo ñu dee mu ne ma clip sa genre quoi. mu ne ma clip da ngay def sew ak pataake ba ne ko bañ daal jàpp leen ngeen musclé mais nag honnêtement comme ni ma la wax rek parfois da ngay gis ñaari couple yu ànd nga ne kii la gis ci kii donc amour amul physique non amour amul physique voilà man moom j'ai pas de problème naa bëgg rek man dama bëgg amour daal man dama bëgg du dara du matériel du xaalis du dara mais man dama bëgg parce que bëgg dafa neex parce que lalu mëggal dafa xat donc ñi sëy ndax intérêt man ni xaalis yëpp dañ leen di gis seen visage c'est pas du visage boo xamante ne day rayonnant chaque fois boo leen xoolee dinañ sañse nañ takk or nañ mel leen neex mais da nga boo xoolee seen bët yi da ngay gis benn tristesse alors que man bëgg naa sax nga duggal ma ci baraak mais naa la bëgg daal bu guddi bu jotee na neex daal. macha allah waxtaan bi neexoon na trop kooku lañ dalaloon moom mooy Guigui Sarr dañ koy daal ci tàggu rek bàyyi ko mu nuyoog internet yi nga xamante ni ñi ngi ko doon seetaanaat. voilà di leen remercier waa Sans Limites di leen remercier bu baax a baax di wax na rek je souhaite à tout le monde parce que Sénégal ñëpp a koy fêter chrétien comme musulman une très bonne fête de Noël di ñaan yàlla déwén incha allah nañ ko defee Paris
suñu jotaay bi avec waa Sans Limite Abdou ak caméraman bu ñaaw bi donc mala États-Unis pourquoi pas loolu mën na nekk waa di wax ne rek maa ngi dem ci suuf jekki kin bi comme ça ñëw dressé ñu commencé añ. ayca jeex na tàkk ayca internet Sans Limite TV Guigui lañ dalaloon moo ñu dalaloon sax tey këram di ko. gars yi dañuy jënd album. voilà sànq wax nga lu am solo parce que dama sonn ci sama album bi te kenn fekkuma ci Abdou dañ jënd album bi c'est à 5000 francs clé USB la 389 64 11 77 389 64 11 ou bien ñu dem sama site www.guiguisarr.com Amazon Deezer iTunes fépp foo xamante ne plateforme de téléchargement la nañ ko télécharger te consommer ko. internet Sans Limite TV ba tey ñoo ngi fii ni nga xamante ni moom moo di kër Guigui muy dalal ay ganam bu baax a baax gis nañ ki nga xamante ni moom moo di madame Don Diego soxna Don Diego ak ki nga xamante ni moom moo di Oumou Sow dañ leen daati bàyyi rek ñu daati ci sànni quelques kàddu ci invitation bi nga xamante ni Guigui defal na leen ko tey ci spécial Noël bi. waaw macha allah di nuyu ñëpp di leen souhaiter joyeux Noël di bég ci yéen ndax tey li ngeen def yombul ñëw fekk Guigui ànd ak équipe bi yëpp ne tey nag da ngeen di Noël ak ñun franchement tey bég naa ndax sama doomu ndey nee naa la fu mu sibiroo ma naan fay kon nag Guigui alléluia laa lay wax di la ñaanal Jésus lépp looy ñaan ci Jésus rek yàlla na la ko Jésus defal ndax ñun amuñu ku dul yow bëgg la doom yaay Faa Jéego mu baax mi ñetti doomu Penda Naari waaye ñeenti doomu Penda Naari yaa ngi ne universel keeso yal na jàmmam yàgg di leen bégee bu baax di leen wax ne tey nag amuñu lu dul tey Guigui invité ñu ci bés bi ñu ñëw teew invité d'honneur a ngi nii. waaw Guigui moom bu wootee moom ñun ñëpp dañuy fàq ñëw. waaw ndax Guigui ku baax la. chaque jour li ma koy wax rek borom xolu jamaa bi. Guigui du mer heure boo ko gisee day ree. Gafoore man dama naan kaan yow yaay sama anti stress. billaahi dañuy waxtaan may tëddaat di déglu ay vocalu Guigui di xàqataay di ree. su ma meree su ma dégloo Guigui sax damay kontaan. billaahi baax nag bëgg ma. di ma conseiller sama sëy. Guigui lu ma nekk mi ngi ci. moo tax tey jii su ma amoon ay milliards sax dama koy andi ci kër Guigui. ndax ji na ma ko billaahi baax bëgg sama jëkkër bëgg samay doom. xale yi dañuy jël téléphone tapé YouTube. tata Guigui vocal mu génn. billaahi ku baax tey bisam bi nii rek la waroon mën a demee. billaahi. xol yi dafa mel ni dafa fees. waaw doom yaay Guigui ngi ni universel. dëgg la ba tey nekkoon ci préparation Noël bi gis ngeen naa dressage beeg togg yeeg yooyu ba tension am sax dafa wàcc moom aw ma fayam moom ku baax la parce que li tax mu nekk ku baax ànd ak artiste yombul. waaw te xam naa tey Oumou Sow lu rus sax moo tax mu ñëw taxaw mais mosul bëgg sax di feeñ ci ay caméra parce que man la bëgg a jiital à chaque fois donc mu nekk ku baax ku oyof maag moom depuis xale suñu këree jàkkaarloo këram ngay jàkkaarloo nii man moom ñoo jàkkaarloo ko depuis xale ñuy ànd te dara changé wul vraiment muy kese. femme de l'ombre femme de l'ombre lu mu wax loo wax en femme de l'ombre sànni ci baat ci li nga xam ci Guigui wax moom wax ngeen lépp moom macha allah Guigui ku baax la ku honnête la lu mu la bëgg a wax dala koy wax mooy loolu daal mënu ma wax daal xale bu dëggu baa ngi noonu nee naa ko borom xolu jamaa ak cristal bi moom nañ ko ci wërale rek ndax Guigui dafa sincère lu mu yéene boppam moom la yéene gis nga ku mel ni Guigui de yombul man nee naa bokk nit di nga bokk ak nit nday ak baay te li la Guigui yéene du moom du la ko yéene man jàpp naa ko comme ku ma bokkal ak nday ak baay ndax il est très sincère su ma meree sax wala am ku ma tooñ wala dara du ma ko wax Guigui ndax su ma ko waxee daf may sotle yàgg na maa sotle nag Guigui yàlla na ko yàlla sotle ak Jésus mi mu yaakaar jërëjëf borom ñaar barki dem dafa am ku ma tooñ mu ne ma faa wax ma fu mu nekk ma sol shortu ñu ànd dem wëri ko barki Serigne Touba lii la ma wax billaahi ba jéego di ko tooñ naan maan booy Grand Yoff la Guigui day xeex rek lay def buggul dara entourage am buggul dara lu leen naqari billaahi waaw dafa yàlla may jëkkëru jëkkante jëkkëru milliardaire kii bu amee rek ñun ñu am man moom ma ne ko rek yàlla na ko waaw nu mu tuddee sax Abdou ñu ñett nii comme kii dem na macha allah. waaw nañu xoolal njaboot gi. 2011 ñu ñett daal dama bëgg a 2021 2020 bi dafa des de Oumou. tey la 25 waaw xam nga déedéet dama ne 2000. Oumou ñaata ngay laaj yow. am wax bu ñu waxoon. gars yi ne Guigui lii lay laaj wala Guigui lii lay laaj yàlla def na Guigui relax na tuuti nag ba 2021 nag gars yi ne nañ na raayi jóg milliardaires yi gaaw leen nag. Guigui fi mu toll nii
ah mais gii ngeen ba ma dëgg ba ma xool. déedéet dama ko njëkk dama xam tax ma bëgg ko dama moom bu demee rek day neex. moom man ak moom affaire la. bu demee daf may koŋ rek semaine bi ci topp ma dem. parce que loolu Jésus moo ko dee Seydina Mohamed dee ma ko il faut que moom ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci dalal bi nga xamante ni moom nga ñu dalal tey sa biir kër famille di la jaajëfalaat encore une fois ci disponibilité bi ndax yow moom suñu jigéen nga suñu xarit nga donc tey boolewuñu démb la woon tey soog di ñëw. di leen souhaiter un joyeux Noël à toute la communauté chrétienne suñu mbokku chrétiens yi di leen ko souhaiter comme ni ñu koy faral di waxee rek di leen joxaat dig daje beneen invité ak beneen numéro dans 15 minutes sans limite. D'ici là, portez-vous bien et restez sur Sans Limite TV. Jafandul tumaya boti la ñaanal iyo yaay xareru